di la nuyu di nuyu sa internautes yi. mag ak ndaw góor ak jigéen. alors maître ñu daal di dugg ci li nga xam te ni moom moo nekk sababu invitation bi ñu daal di koy tàmbalee ci li nga xam te ni question d'actualité la mu nekk révélation yi nga xam te ni docteur Babacar Niang di njiital suma assistance def mu di am na ci yenn ci jumtukaay yoo xam te ni jumtukaayu nguurug Sénégal la wala sax ministère de la santé et de l'action sociale ñu koy jël di ko jaay ay entreprise privée ba mu dem ba jur coow dem tax ba li nga xam te moom moo jëm ci wàllum oxygène bi njëg yañ koy jaayee cher na ci kaw loolu ba la ki nga xam te moom moo nekk ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr daal di porter plainte démb normalement la waroon a tontu ji mais dafa ni dafa am daal benn certificat médical boo xam te ni moom la joxe moo tax demul. yow sow jàngat par rapport à cela. avant sax ñu yegsi ci certificat médical bi mais jumtukaay yi nga xam te ni nee na dañ koy jël di ko jaay à des entreprises privées ndax lu dagan la ndax lu yow la. waaw d'accord man nag seetaanuma ko directement. mais après lire naa journaux yi. xam naa à peu près li mu ci wax. damay considérer li mu wax vraiment wax ju garaaw la comme ni ko xale yi waxee. parce que dafa jël ay tuuma teg ko ci kaw état bi teg ko ci ministère de la santé. xaw ma ndax tuuma yi dëgg la wala du dëgg mais je crois que kilifa buy wax il faut que li muy wax mu leer ko mu am ay firnde. ci li nga xam ne moom la ministre bi def loolu mooy cërëm. mooy fii Sénégal du ko yoon la buñ tegee ci sa kaw loo xam ne xalaat nga ne du yoon da ngay saisir justice. et je crois que ministre bi saisir na justice. ki nga xam ne mooy docteur bi aussi li mu wax bu demee il faut mu indi ay firnde yi bu indee firnde yi xayru bu indiwul firnde yi yoon dal ci kaw mën na ci tëdd sax kaso. parce que nit aussi. comme ñaata comme ban mën na ci tëdd ba juróomi atu kaso. juróomi at amaan ko aussi amaan yu fort. parce que nit aussi booy wax da ngay wax lu la wóor surtout nag booy wax ci lu jëm ci état ak di wax ci loo xam ne dafa jëm ci feebar bi. xam nga toujours ma wax ko feebar bi nga xam ne mooy Covid. waruñ ko politiser. waruñ ci aussi di ci jiital intérêt seen intérêt bopp dañu war a wax ànd ñu xeex ensemble Covid bi. mais ku ci nekk bu bëggee di ci tirer profit personnel wala di ci politique je crois que kooku dafay lor askan bi nañ ci wax luñ ci xam ci di ci maandu moo gën mais ñëw di wax sa intérêt bopp wala di wax loo xam ne wóoru la wala di wax loo xam ne amoo firnde bi mais bu boobaa yoon dina dal sa kaw. alors maître xam naa dinañ dugg sax ci loolu mais ci li nga xam ne moo nekk critères yi yow avocat nga sax ma màcc na ci wàllum yoon mais est-ce que médecin bu demee ba toll foofu noonu am nañ droit wala sax yan yoon lañ war a jaar pour jox ko lu ci mel ne ay convocation est-ce que directement mën nañ jox médecin convocation. waaw médecin amul benn privilège. xam nga li ñuy wax ay privilège de juridiction ku mel ne avocat yi wala magistrat yi. boo leen bëggee yóbbu ci yoon dafa am foo leen di jaarale. waaw ñu mel ne ay officier de police dafa am foo leen di jaarale. waaw mais médecins yi bokkuñ ci. médecin d'abord sax dafa xaw a tenir à la réserve am na yoo xam ne sax médecin waru ko wax publiquement mais nag bu fekkee ne dañ ko war a oo ci yoon ni ñuy ooyee bépp citoyen ci yoon nan lañ koy ooyee ci yoon mun nañ ko porter plainte police mun nañ ko porter plainte gendarmerie mun nañ ko indi directement devant le tribunal pour àtte ko amul benn privilège médecin. mais moom dafa ne dañu salfaañi àqam ak yelleefam par rapport ak ni ñu ko joxee convocation bi moo tax sax ba ñu gis mu ne voilà dafa feebar joxe li nga xam te ni moom moo nekk certificat. convocation kay mooy ñu oo la ne la kaay mun nañ la téléphone sax ne la kaay aussi foofu amul benn problème. boo wuyusiwul nag ñu jox la convocation boo wuyusu ñu jëli la. lim def certificat médical boobu mu ne moom dafa tawat. waaw mais certificat médical ki la convoqué. muy gendarme wala muy police wala tribunal mooy apprécier. bu apprécier xool certificat médical bi bu ko doyee mun na la may temps pour nga tane nga wuy ko bu xoolee aussi xool na certificat médical bi mënul la tere nga wuy si mu yónnee ñu jëli la. d'accord ñu dugg ci li nga wax léegi mu nekk wàllum Covid 19 gestion beeg ñoom seen dem nga sax ba wax ci wàllum politique mais ku mel ni docteur Babacar Niang ak ñenn ñoo xam te ni seen xam-xam màcc na lool ci wàllum feebar ñuy ay experts ci wàll wi tey jii ñoom ñu jàpp ne niñ koy gérer niñ koy yoree nguuru Sénégal. dëppoo na ak yoon soo gisee tey ji cas yi bëri nit ñi di faatu lu ni mel moom moo ko waral saw jàngat par rapport à cela la. non xam nga Covid bi aussi. du médecin rek ñoo ko war a gérer. dëgg la ñoo ci jiitu. mais ñoo war a parce que ñoom même comité bi nga xam ne ñoo koy saytu ay médecins ay experts ñu xarañ ñoo ci nekk
mais buñ koy régler li nga xam ne mooy mais experts yooyu kenn gisatu leen maître kenn gisatu leen. instant yi ñëpp dem nañ si le comité existe se réunit régulièrement yooyu ay rumeur la rek. mais ay docteur Abdoulaye Bousso yi nga xam te nii ba mbas mi di toog a tàmbali bés bu yàlla sax ñu gis leen ak seen i chaque weer ñu def seen i bilan et tout léegi kenn gisatu leen. kenn waxatu non kenn gisatu leen ak ndax ñu ngi def seen liggéey ci biir comité bi c'est pas la même chose peut-être que amatuñ jot ñëw ci télévision yi di wax mais comité bi ça existe président de la République par exemple lépp loo xam ne daf koy jël mesure comité boobu ñoo koy xelal mais dama la bëgg wax ne ça dépasse aujourd'hui les médecins. ñëpp ci bokk askan bi yëpp ci bokk pour xeex ko parce que loo xam ne bon du Sénégal rek. waaw bu ñuy wax Covid bi dafay mel ne Sénégal rek la yem. non dégg naa sax ñuy wax ne président moo ko fi indi bon loolu yëpp. bokk na ci cause yi. loolu li tax mu gën a law waxuñu dëgg. mais bi muy ñëw boo ko. maître waxal boobu. maître continuer rek boo paree. déet waxal. tournée économique yi. tournée économique président dafa jógee Dakar dem ci biir réew mi. waaw. bu fekkoon ne moo fi indi Covid bi kon Covid bi ci biir réew mi lay gën a am. mais Dakar bi nga xam ne fi la jógee dem foofu la Covid bi centre d'intérêt bi Covid fii la nekk ci biir Dakar te fii la jógee. da doon yóbbaale donc loolu mooy li ma doon wax. Covid bi nañ bàyyi di ko politique. Covid bi nee nañ sax yàlla moo ko fi indi. c'est dans le monde entier te nit ñi xamoon ne dañ am troisième vague. mais mënuñ tëb rek ne nit moo fi indi Covid bi loolu xam na wax lu la neex nit indiwu ko fi Covid bi médecins yi sax mënuñ la wax exactement lan moo ko fi indi. xam ne rek na Chine la jógee soo gisee ji wax ne moo ko fi andi newul ne moo ko jëlee fële andi fi Covid bi juste dañ ne soo gisee ni mu propagé wu nii ci biir réew mi. pour rassemblement yi voilà rassemblement yi moom ci la ak mesures yi nga xam te ne ni jëloon na ko. waaw mu mais jël lépp teg ci suuf rassemblement yooyu bi muy am boobu troisième vague amagul c'est après le troisième vague bi am. troisième vague fi mu gën a am mooy fii nga xam ne mooy Dakar. te fii lay jógee dem ci biir réew. nekkul Fouta nekkul Kaffrine nekkul Saint-Louis. léegi loolu. scientifiquement et médicalement wax ne président moo ko fi indi wax lu la neex la te politique la. léegi maître nañ bàyyi wax jooju. jamono yi nga xam te ni cas yi ñu ngi nekkoon ci ay 3 décès yi bëriwul boobu dafa jëloon ay mesures on est d'accord mu ne def na couvre-feu confinement yu kenn xamul kenn du génn tëj frontières et tout. defoon na ko fi boobu 10 la woon instant yi ñu ngi ci 1000 et quelques wala ay milliers léegi lan moo tax mu noppi ne kam parce que virus bi dafa évaluer xam nga boobu bi muy am ay 10 morts 20 morts et tout ça boobu waxuñ woon ne am na lu ñuy wax delta waaw léegi virus bi dafa transféré wu ma nekk delta dégg naa sax ñuy wax ne am na ay delta plus donc loolu yëpp boo ko xoolee dafa am évolution xëy na matukaay yi ñu war a jël aussi parce que Covid bi mu amee sur le plan pratique lañ koy fajee. li ñu may chance ñun Covid bi juddoowu fi dafa jóge Chine dem Amérique dem Europe ñu xool ñoom mesure barrière li ñu doon def ñu def ko aar ci suñu bopp. est-ce que virus bi amoon boobu ba évoluer nekk delta mesure yooyu ñoo ko mën a faj ba léegi c'est un problème man maa ngi xalaat sax ne am na ay mesures yu ñuy jël par exemple ne làmb dootul am. waaw ne football dootul am. man ci sama gis-gis dama ne loo xam ne feebar la ci amagul garab prévention la am ci li nga xam ne moom moo ci gën a aar mooy vaccination bi. dañu war a profiter su doon sama sañ-sañ la kenn du tëj arènes yi kenn du tëj stade yi dañ koy ubbi. def benn campagne de vaccination. def ci buntu fi ñuy jaayee billet ay stand ñi nga xam ne ñooy médecins yi ak infirmiers yi nga xam ne ñooy piqûre nit ñi dañ fay toog. ku ñëw jënd billet boo buggee dugg stade bi da ngay piqûre boo piqûre bu doo dugg ci stade bi. loolu far force loolu note lay doon de. mais effectivement il faut moom xam nga. Covid bi tax na ba niñ doon notion bi ñu amoon ci affaire liberté. waaw amatuñ ko boo xoolee Europe ak Amérique ni nga xam ne noonu la ñuy def ba nit ñi di vacciné wu dañ naan par exemple ku vacciné wul doo tukki ku vacciné wul doo dem restaurant. ku vacciné wul am na façon liggéey boo xam ne boo koy liggéey boo vacciné wul doo defate liggéey boobu kooku dafay restreindre liberté nit ñi donc il faut ñu accepter ne Covid bi tax na ba ni ñu doon dundee il faut ñu dund beneen façon ñu dund il faut ñu accepter ko naan sama liberté la kenn mënu ma forcer ma vacciné mais xam nga Covid bi di nga aar sa bopp mais da nga war a aar aussi askan wi maanaam yow boo exposer sa bopp mun nga exposer askan bi moo tax am na ay situation rassemblement yoo xam ne il faut que ñu ne balaa nga cay dem il faut nga piqûre
balaa ngaa dugg ci restaurant il faut nga piqûre balaa ngaa dem stade il faut nga piqûre balaa nga dem ci arrêt il faut nga piqûre ku ci bëggul nag nga bañ a piqûre bañ a fa dem. mais bon je crois que c'est le seul moyen. kon bu yàggee est-ce que duñ jàpp ne piqûre googee am na lu làqu ca ginnaaw. non piqûre bi parce que mën nga takk sa masque dem ci biir te doo fa wàll nit ki. mais te piqûre bi mën nga piqûre ba pare ñu wàll la ko piqûre bi li nga xam ne mooy objectif bi. waaw mooy dañu war a piqûre ba nga xam ne 60 à 70% ci population bi dinañ piqûre pour ñu am li ñuy wax immunité collective. bu fekkee piqûre mot na aussi piqûre motul. waaw mais loolu nag beneen problème la. wuti piqûre yi aussi xam nga bu njëkk ba ñun ñoo war a wuti piqûre yi. bu njëkk ba dañ ne nañu piqûre am Sénégalais ne du ñu piqûre parce que piqûre bi boo ko piqûroo dañu bëgg a rey nit ñi dañ bëgg extra yooyu yëpp ay wax loo xam ne teguñ ko fet la de toutes les façons man li may wax mooy. piqûre bii moo gën ñàkk piqûre te pour ñu am immunité collective. il faut que population bi plus de la moitié de la population piqûre. pour loolu nag il faut ñu jël ay mesures yu bees pour nit ñi piqûre. yan mesures. mooy par exemple am na yoo xam tey yow boo buggee tukki boo piqûre doo tukki même ci Sénégal. ah bon ah oui parce que pied ba ngay dem. ba dëkk ba ngay dem boo buggee dem déedéet boo buggee dem France wala yooyu. dañ fi instituer benn décision boo xam ne ku piqûre du dugg seen dëkk. d'accord foofu lañ jëm donc bu yeboo ñu teel cee jóg. def ay mesures yoo xam ne ku piqûrewul doo tukki ku piqûrewul doo dugg ci ay restaurant ku piqûrewul doo dem stade ku piqûrewul doo dem ci arrêt. piqûre man bu yàgg na. première dose deuxième dose. yëpp ban xeetu piqûre nga piqûre. boobu bu njëkk ba nu mu tëj ko. AstraZeneca voilà. d'accord ñu wax ci li nga xam te ne moom moo soxal wàllum révision. man non seulement piqûre naa mais suma waa kër ñëpp piqûre. piqûre na ah oui parce que doo protéger wu yow rek da ngay protéger askan wi da ngay protéger ñëpp tey koo xam ne da nga nekk père de famille. da nga war a fexe ba yow nga ñaxu parce que ñi nga xam ne ñooy prioritaire mooy mag ñi ak ñi nga xam ne dañu am yenn feebar yi mais léegi feebar bi sax day jël xale yi donc da nga pikiiru sa jabar pikiiru say doom pikiiru. mais pikiiru bi sax du la tax mën a bañ a jël mbas mi. waaw d'accord mais nee nañ daal boo pikiiroo même bu la feebar bi jotee. doo xëy na doo am cas grave. donc daal moo gën a wóor waaw. du la sonal ñu wax ci wàllum révision liste électorale yi jamono ji nii njiité réew mi joxe na instruction ñu tàmbali mbiri tàmbali nañ ko depuis le 31 mais dafa mel ni problème commencé na cee am ndax nit ñi ñu ngi dem di wuti ji ay résidence mais yenn ci barab yu ñu koy wutee dañ koo tëj rap tëj ñu bëri jàpp ne arme la pour gouvernement bi tëj waaw loolu nag yóbbu ko ko de tëj mooy lan certificat de résidence yaa ngi koy jëlee ci mairie bi waaw mais mairie la ñu tëj sans motif Thiès exemple Talla Sylla jur na coow entre APR Pastef. non xam nga nag dëkk bi dafa am ay wax yoo xam ne man balaa mu may leer. c'est vérifié non lu may wax nii c'est vérifié. parce que maire amul droit. tëj maireem ne du ma joxe certificat de résidence loolu c'est grave c'est un délit. parce que ñoom ñoo ko war a joxe certificat de résidence aussi. ni ñu koy joxe dafa am yoon bu ñu koy joxe. parce que bu fekkee ne dëkkoo ca gox ba ci commune ba amoo firnde ni ci gox bi nga dëkk kenn mënu la jox certificat de résidence léegi nag xam naa ne am na ñoo maire yoo xam ne dañuy jalgati yoon nit ku jóge fele xam ne ñoom seen militant la même bu dëkkul ca gox ba di ko jox certificat de résidence loolu commission bi moo ko mun a régler parce que xam nga il faut ñu def différence entre commission administrative nga xam ne pour bindu la ci liste électorale ak police ak nga xam ne ñoom ñooy defar carte d'identité par exemple dégg naa opposition bi di wax ne dañu war a may nit ñi ñuy inscrire ak certificat de résidence extra. waaw loolu teguñu ko fenn. loolu teguñu ko fenn. lu tax teguñu ko fenn. parce que yoon dafa am. xam nga bu ñu jaawalee. yoon am carte d'identité. ak bindu sur les listes électorales. carte d'identité c'est pour tous les citoyens. d'accord. toujours en tout temps en tout lieu. ku mu neex boo amul carte d'identité nga dem police ñoo koy defar ñu instruire la def la traitement en 24 heures sax nga am sa carte d'identité mais liste électorale mënoo ci bindu ca amoo carte d'identité kooku loi bi moo ko wax ca xeex la dañ ko xeex ba am ko parce que bu njëkk ba à partir de 92 extra ñoom Ablaye Wade yi ngay gis. Ablaye Wade par exemple mooy ki nga xam ne moo ci gën a xeex ak parteem. parce que bu njëkk ba booy bindu. da ngay bindu ak permis de conduire. extrait de naissance certificat de résidence moo am ay fraude ñu xeex ba ne léegi pour nga bindu ci liste électorale benn pièce rek moo lay may nga bindu ci mooy carte d'identité nationale ba léegi sax carte d'identité nationale biométrique la léegi ne dañ lay permettre nga bindu ci liste électorale parce que xam nga le vote n'est pas obligatoire daf lay neex nga dem bindu ji mais il faut nga am carte d'identité bu ñu nee nag certificat de résidence extrait de naissance boo ko amee
nga bindu ci liste électorale dafay indi ay fraude donc opposition bi bu fekkee ne ñoom gëm nañ ne ce sont des démocrates ce sont des républicains dañuy saytu ba nga xam ne liste électorale dafay transparent pour que vote bi transparent mënuñ ñëw di revendiquer na nañ bàyyi n'importe qui bu amee certificat de résidence wala extrait de sax ñuy bind sur les listes électorales posé woon nañ ko au niveau de la commission politique ñu ne leen mais yéen opposition bi yéen a fi toujours yéen a fi doon ŋàññi nit ñi bindu ci liste électorale yi ak certificat de résidence ak extrait de naissance ñoom ñoo ko doon ŋàññi posé nañ ko sax au niveau des experts yi ne kooku yàqul dara ci vote yi mais ñu leen ñëw dañu indi recul démocratique li nga xam ne dépassé nañ ko ça fait 30 ans nga xam ne kenn mënatul bindu ak ay certificat de résidence extrait de naissance ngay ñëw tey du ñu ko imposer pour lan pour daal di ne bon jeunes yi ñun ñu ngi fexe ngeen bindu ak yooyu suuf c'est démagogique. non mais attends tey jii nag boo gisee nag maître ba ñun ñi man mii di wax yow exemple bëggoon naa voter mais mënuma voter parce que personne non inscrit sur le fichier électoral. sama carte bi loolu ci bind. personne non inscrite sur le fichier électoral. te leer na ma ne bëri naa fi ay morom. waaw xam nga ba ngay am carte d'identité boobu inscrire loo sur les listes inscrire naa liste bi. mais yow avec sa carte d'identité boobu. waaw nga dem inscrire sur les listes. waaw loolu la ñu waxaat instant bii nii. waaw kon ça montre que ne instant bii nii. mun nga dem bindu ji wala neex kay nga bañ a bindu. waaw non attends man dinaa xam nga nit ki aussi man dinaa bindu ji mais maître. donc nit ki dafa am responsabilité individuelle. c'est-à-dire mënuñu lu xew rek. ñu daal di ko teg ci boppu état bi wala teg ko ci boppu président. yow boo nelawee sax boo amee insomnie sax ne état bi moo tax ma am insomnie. déet non. nañ lu xew rek nga ne état bi lu xew nga ne président Macky Sall. non président Macky Sall nit la. yow tamit nit nga ne moom ay responsabilités yoo xam ne yaa war a jógal sa bopp daal di remplir say obligations vis-à-vis de l'état et vis-à-vis des. mais boo remplir ba pare ñay gérer ñay dogal. tey yow nee nga ne am na carte d'identité dañ ci bind ne personne non inscrite sur les listes électorales. ça fait dem naa inscrire ba léegi mënuñu ko changer. dem naa 2 fois mënuñu ko changer. non dem naa 2 fois amul changer da ngay indi xam nga ñu dindi ko la xam nga carte d'identité lan la pour identifier la. waaw. pour ne yow yaay diw. yow yaay diw. diw mooy sa yaay diw mooy sa papa yaa ngi dëkk fenn. mais biométrique lan la demee loolu biométrique lan la dafa am partie xam nga bu njëkk lan la ñu amoon dafa am empreinte nga xam ne kenn mënu koo falsifier. xam nga bu njëkk dafa am à part carte boo xam ne pour voter la. waaw ak carte boo xam ne moom mooy sa carte d'identité. waaw mais léegi biométrique bi dafa mel ne moom dañ ko couplé waaw mais gisuñ ci benn information. loo am na information am na yeneen information yi muñ ci def aussi am na sax bu ci ginnaaw yoo xam ne boo fekk da nga am benn feebar lu benn diabète wala yooyu dañ ko ciy def nga xam ne boo defoon tey accident wala yooyu di nga am sa groupe sanguin yi ñu ciy def ak yooyu su ko defee bu ñu xoolee carte bi dañ xam sa groupe sanguin bu fekkee ne da nga war a am dañ la war a may traite ak yooyu yëpp dañ ko siy def ay puces ak yooyu noonu. alors Mohamed si vous avez des questions par rapport ak si waxtaan wi ngeen jëw ko après ñu daal di daaneel. Aïcha merci beaucoup Magnon ci waxtaan bi damay commencer ak Aïcha. ma bàyyi la nga dóor benn question. donc maître Seye ñu ngi lay nuyu di lay dalal jàmm ci plateau bi tey en tant que avocat yéen lan mooy seen taxawaleen ci période mbas bi ñu nekk ak coowal docteur Niang ak kii di ministère de la santé. ñun amu ci benn taxawaay justice boo ci am taxawaay ensemble xam nga nit bu waxee keneen ki mu teg tuuma dem saisir tribunal. xam nga loolu mooy li ñuy wax diffamation mooy wax loo xam ne dafay porter atteinte à l'honneur et à la considération de quelqu'un loolu diffamation nag dafay doon procédure bu doy waar parce que boo waxee nit ki yóbbu la tribunal da nga war a taxaw tribunal daa di indi ay firnde ci li nga wax ay preuve boo ko indiwul day lay condamné même li ngay wax bu dee dëgg te munoo taxaw tribunal indi firnde bi ne lii moo tax ma wax ko lii mooy preuve bi tribunal yoon lay dal ci sa kaw. maanaam loolu yëpp diffamation lay nekk mu nekk dëgg que mu ñàkk nekk dëgg. oui boo indiwul firnde bi rek. preuve boo amul preuve ca dañ la may délai pour nga indi preuve bi maanaam ki nga xam ne moom nga tooñ bu jëlee huissier convoqué le tribunal boo jotee kayit googu 10 jours la yoon may pour nga yow tamit nga jël huissier yónnee kooku ne ko man lii moo tax ma wax lii ak ma wax lii soo ko deful. bu 10 jours yi jeexee boo taxawee tribunal même boo indee firnde yooyu dañ naan tuye pour que c'est irrecevable dafa doon procédure bu doy waar moo tax nit ñi bu ñuy wax il faut bu ñuy wax ci ay rajo ak ay télévision il faut que ñuy wax loo xam ne wóor na leen parce que bu leen wóorul
dañ leen yóbbu tribunal te souvent mu leen yóbbu tribunal dañ leen di kii mais kooku li mu wax sax dafa garaaw dina dañuy jaay ay matériel yoo xam ne état bi moo ko moom pour nit ñi feebar dañ koy jaay privé yi kooku wax ju garaaw la bu fekkee dëgg la dafa garaaw mais bu fekkee dëgg du dëgg aussi il faut que yoon dal ci kaw bu baax a baax pour keneen du inventé di wax yu mel noonu léegi moom bu ni mu bañee dem wuyu ji tey yoon naka la mënee rek ndigam yoon moom bu la ooyee su bëggee nga wuy si di nga wuy si boo feebaree même boo feebaree bu bëggee nga wuy si dina wuy si parce que li ñuy wax mandat d'amener c'est-à-dire buñ la convoqué dañ lay def convocation simple na la na nga ñëw wuy si telle heure tel jour boo ñëwul boo indee certificat médical ki nga xam ne moo la convoqué mooy xool ndax certificat médical bi jar na ñu jëli la wala jarul war nañ la bàyyi ba nga tane mais bu fekkee ne dafa bëgg ñu jël si la du ko waxee procureur dañuy def mandat d'amener ay agent force de l'ordre gendarmerie ñooy dem jëli la par force même soo feebaree ñoom ñooy xool ndax feebar bi jar nañu indi la xam nga bu see bopp yi metti rek mën nga dem wuy ji bu fekkee ne da nga feebar ba tëdd xëy na mun nañ la bàyyi ba nga tane mais ñoom ñooy apprécier ndax feebar bi di nga ci mun ci uy xam nga yenn tay nga feebar ñëw liggéey si am feebar boo xam ne dina la tere nga bañ a liggéey ñoom noonu la ñuy apprécier c'est à l'appréciation du procureur merci maître Astou Diagne boo amee question par rapport ak maître merci Ahmed bonjour maître maa ngi lay dalal bu baax ci plateau bi su ma déggee léegi li nga waxee ci vaccin yi dafa mel ni obligation la alors que président génn na ne ku mu neex ñàkku ku mu neex bañ a ñàkku mais su ngeen demee ba ne dinañ def à ce que kuy dugg ci resto dana fekk nga ñàkku kuy dugg ci stade dina fekk nga ñàkku donc loolu obligation la te ñàkk bi ku mu neex su la neexee ñaw ku mu neex su la neexee bañ a ñàkku mais est-ce que vous avez pensé à l'économie du Sénégal parce que resto nekk suñu culture ku mu neex mën nga toog sa kër. waaw looloo tax li may wax nii du mesure boo xam ne état bi moo ko jël waxuma aussi au nom de l'état man sama xalaat laa wax dama ne li nga xam ne moom ñu génn ci feebar bi mooy vaccination mais il faut ñu def campagne de vaccination bu dee sensibilisation bi la communication bi même yéen journalistes yi def ngeen ci seen cër te ñëpp xam nañ vaccin bi loolu ñëpp xam nañ feebar xam nañ ne feebar bi am na xam nañ ne feebar bi day rey xam nañ ne feebar bi amul garab loolu yëpp xam nañ ko comme li ñu ci aar mooy vaccin bi il faut ñu def campagne boo xam ne dafay ñuy permettre ñu bëri ñàkku parce que ñàkk bi aussi bu fekkee ne amuñ 70% yoo xam ne ñàkku nañ du ñu am lu ñuy wax communauté collective ma ne ma proposer man loolu suma proposition bopp la dama ne loo xam ne da ngay dund ak moom tey di nga ko waxee dëgg la nit ñi dañu war di liggéey di doxi seen soxla munuñ ko bañ donc li ñuy wax comme li président waxoon il faut apprendre à vivre en présence du virus bu ñu ko bëggee def am na façon rassemblement yoo xam ne au lieu ñu koy aaye nañ ko bàyyi mais ñi nga xam ne ñooy dem ci rassemblement bi ñu fexe ba ñàkku moo tax ma ne stade yi au lieu ñu koy tëj wala arène yi au lieu ñu koy tëj nañ fexe ba def foofu ñoo xam ne dañuy ñàkk nit ñi ku bëgg dugg am billet da ngay ñàkku ku bëgg dugg stade bi da ngay wane sa carte li nga wax ni wax nga ko loolu c'est une forme c'est une forme maa ngi koy wax askan wi c'est une forme de campagne de vaccination boo xam ne su ma xalaati bopp la man maa ko proposé ne au l'école ñu parce que xam nga ñi nga xam ne ñooy seetaan la ba ay jeunes lañ te léegi feebar bi aussi dafay day ay jeunes bu ñu buggee inciter jeunes yi ñu gën a ñàkku il faut que ñu leen bu fekkee da ngeen bëgg seetaan làmb balaa ngeen di seetaan làmb ngeen ñàkku comme ni ko Europe defee ne bu fekkee da ngeen bëgg tukki ku bëgg tukki il faut nga ñàkku. tukki bi moom c'est déjà une obligation parce que boo vacciné wul moom doo dem. waaw loolu il faut dina fi am loolu moom lii raam ca ñàkk bali jëm loolu moom il faut bu am wéewu mu leer ñépp ne dinañ toll jamono boo xam ne fii Sénégal ku fi ñàkkuwul doo tukki dañ toll si foo xam ne ku fi ñàkkul doo liggéey. gis nañ yenn entreprise yu ko fi commencé fu mel ne tribunal nga xam ne bu fekkee dañ bëgg audience publique mais loolu aussi maître est-ce que yoon la tey jii liggéeykat bi ñu ne dama ne la yow yaa ngi wax ci façon liberté individuelle et collective bu njëkk ba nga xam ne feebar amul dara amul dañuy wax ne la liberté est totale fu la neex dem lu la neex wax mais loolu mais dootul amati ndax feebar bi fi la feebar bi jóge fi dootul amati dootul fu la neex dem lu la neex def on restreint la liberté. feebar bi moo ko restreint kon est-ce que du doo dëggal li Ousmane Sonko di wax naan xoolal état d'urgence nouvel ordre mondial bi ah ban Ousmane Sonko wax nouvel ordre mondial bi bëgg a diriger léegi adduna bi téye di noot nit ñi lu leen neex. kan mooy diriger ak noot nit ñi mu ne. nouvel ordre mondial. mais nouvel ordre dafay am parce que feebar bi ci c'est mondial c'est universel il faut que ñu seet nu ñu koy xeexe ca feebar boo xam ne dafay aaye rassemblement feebar boo xam ne dafa gaaw a walaate feebar boo xam ne dafay reye te amul garab
il faut que ñu xool naka la nit ñi di xool bi guerre mondiale amee bi ñu paree dafa am ay plan Marshall ak yëpp pour ñu defaraat réew pour ñu defaraat addina bi noonu la effectivement bu fekkee ne loolu la wax man d'accord naa ci moom ne addina bi ni mu doon doxee dina changer doxin ni ñu doon concevoir liberté dinañ amaat beneen notion de la liberté parce que nag du ñu bàyyi nit ñi di def lu leen neex di wàll seen bopp mais di wàll askan wi. jàppale na leen temps yii rek jox na leen proposition yu bëri jox na ko président Macky Sall pour mu fagaru. proposition Macky Sall li mu fi def kenn def ko fi. li mu def ci feebar bi bu ko fi defoon def na ba ñu jël deuxième. sur le plan mondial. deuxième boobu ku ko waxoon. ku ko waral. loolu ab journal la ko bindoon noonu rek ab journaliste bu mel ne ma ko bind rek ngeen ne Sénégal deuxième. xam nga Sénégal xam nga yore nguur dafa metti nekk opposition dafa yomb. xam nga lu nit def. nga ne baaxut. wala lu nit def nga weddi ko ci ay làmmiñ loolu dafa yomb mais kii nga xam ne mooy def di liggéey bés bu leen yàlla mayee ngeen nekk ci nguur nga xam ne du ngeen nelaw guddi du ngeen nelaw bëccëg ndax askan bi di ngeen xam lan mooy yore nguur ak lan mooy opposition comme ni xale yi di wax buy sànni xeer dafa yomb boo génnee léegi gis xeer sànni donc c'est très facile. donc man am naa affaire opposition yoo xam ne du ma ko déglu. merci xam naa teguñ ko fenn. Aïda Mbène Niass laay bàyyi mu jox la laajam. kanti Aïda Mbène Niass mooy xorom madame. ah xorom ana poobar. poobar ñëw tey. il faut ngeen ut poobar nag. alors merci am nañ kontaante bu baax ci sa ñëw fii waaye dafa am loo wax loo xamante ni jógee na ci accusation yi nga xamante ni docteur Babacar Niang def na ko te laataa loolu Ousmane Sonko génn na wax ni le président Sall il est responsable ci situation bi nga xamante ni moom la ñuy dund ndax delta bi bu demee ba wasaaroo moom moo ko fi indi ndaxte jotoon na li nga xamante ne ay information ne ko delta bi dina fi ñëw lu yàggul dara mu taxañ ko tëmbal def ci toile ba daal di dem def tournée économique bi ba mu explosé fi mu nekk nii tey jii lan ngay indi comme réponse ci moom Ousmane Sonko est-ce que jotoon na information yooyu parce que ñoom moom mu ngi bokk ci organisation boobu ñuy wax M2D xaw ma ñoom ñoo def ay rassemblement fii ci Ndakaaru ñaari yoon am fa ay mbooloo donc bu fekkee ne feebar bi wasaaru na ci ñoom ñooñu la parce que ñoom ñoo def rassemblement Dakar président Macky Sall deful benn rassemblement Dakar loolu mooy dëgg. président Sall moo jëlee ay nit. voilà moo jëlee ay nit Dakar yóbbu leen te ñu ngi ci région yi waaw est-ce que ñu ngi wax Matam kaaye dafa explosé te ñu ngi ji doxoñ baaraam tuuma tamit ni xew-xew. waaw xam nga loolu wax lu la neex la. xam nga opposition boo xam ne li ñuy wax c'est pas scientifique c'est pas démontré médicalement ni scientifiquement dañuy wax lu leen neex buñ tëbee tey ne Matam dafa explosé waxuñu dëgg buñ gisee statistiques yi li nga xam ne mooy kaay Dakar la ëppee bu dee ay rassemblement la Macky Sall mosu fi def rassemblement Dakar ñoo ñuy wax M2D waa opposition yi ñoo fi def ñaari yoon rassemblement bu yàggul dara ci la affaire bi exposé donc bu ñuy joxoñ baaraam na nga leen joxoñ baaraam. kon moom Sonko li muy wax dara wóoru ko ci nga bëgg a wax. wóoru ko ci parce que bu doon dafay wax dëgg rek dina wax ne ñoom ñoo def rassemblement Dakar ba nga xam ne affaire bi fii la gën a lëmbe mais du Macky Sall. mais lu tax mu indi ay tuuma te état bi génn ñu tamit indi ay arguments yi. mais am na yoo xam ne gis nga nag sénégalais dañoo dof ca état bi aussi am nañ liggéey boo xam ne ñu ngi koy def ba nga xam ne taluñ ku wax rek ñu tontu la ku wax rek ñu tontu la. c'est pas possible parce que ñoom dañuy liggéey ak feebar bi ni mu toll. démb rek am na 29 morts. je crois que ñoom dañu concentré wu ci liggéeyal askan doo ci mu leen dépassé parce que bu leen dépassé woon. instant hôpitaux yaa ngi fees la ngay jeex na ñu ngi ba ci angaaru boo xoolee Inde ay 1000 morts la France ay 400 morts la te ñooñu gën a développé nañu waxante dëgg xool leen sur le plan international sur le plan mondial nombre de morts yi am ci pays yooyu par rapport à ñun nga xool sur le plan africain aussi nga xam ne ñun ñu ngi liggéey affaire bi dépassé wuñu fi mu nekk nii ñu ngi koy maîtriser jusqu'à présent mais dañ ci concentré ba nga xam ne médecins yi seen bopp ñoom ñoo ne dépassé na leen instant bi parce que ñoom seen i jumtukaay motatul mais loolu ñoom ñu ngi faatu sax médecins yi instant yi kenn xamul waaw xam nga am na ñoo xam ne nga ne dépassé wu leen am na ñoo xam ne mais est-ce que yaa ngi ci biir hôpital yi mais dugg ci biir hôpital yi dama lay wax am na ñoo xam ne tey buñ sañoon yëf yi sax gën a takarnaase nii ndax ñu am lu ñu wax ñu teg tuuma waaw am na ñoo xam ne affaire bi tane sax arrangé wu leen parce que dañ koy politique mais ñun dañuy ñaan yàlla affaire bi yem fi ca ñu ngi koy liggéey pour mu yem fi donc taluñ di tontu ay waxu picc
merci beaucoup merci beaucoup maître Adji da nga am laaj ma bàyyi la yow it nga laaj. waaw maître ñu lay nuyu di la dalal ci plateau bi. bon avant may ñëw sama laaj ci Mandione laajum parce que sànq dafa wax ci wàllum pièce d'identité yi non inscrit ci liste bi may yaakaar ni si sama xalaat bu gàtt ñi nga xamante ne ñoo am carte d'identité fële ci police yaakaar naa ñooñu la ñu def non inscrit à la liste. bu nekkee mën nga ci leeral ci loolu parce que loolu sama xalaat. xam nga Sénégal. le vote n'est pas obligatoire. bu la neexee nga uti carte d'identité te doo bindu sur les listes électorales. su ko defee dañ lay defal non inscrit sur les listes électorales. mais bés boo décider par exemple mu am révision comme ni mu amee nii révision exceptionnelle des listes électorales sa carte d'identité boobu nga am ñu bind ci non inscrit bu la neexee nga dem ci commission administrative yi. daaneel damay inscrire sa commune ci liste électorale yi parce que le vote n'est pas obligatoire moo tax ñooñu bu ñuy dem di uti carte d'identité bu ñu leen laajee ndax dañu defal leen carte nationale bi couplé ñoom ñoo naan binduwuñ ci liste électorale wala nga xam ne mooy nit ñoo xam ne mënuñ bindu ci liste électorale parce que c'est pas n'importe qui moo am droit aussi daal di inscrire sur les listes électorales bu boobaa effectivement dañ lay bindal non inscrit pour que suba bu ñuy wote boo doo mën a utiliser sa carte d'identité boobu pour dem wote ci mais ñi nga xam ne ils sont dans les règles ba pare bëggu bindu sur les listes électorales dañ leen di defal couplage dañuy am carte nationale biométrique boo xam ne c'est couplé avec la carte électorale. d'accord polémique bi nga xamante ne moo am ci vaccin yi ba ñun ñi nga xamante ne dañoo jot a vacciné wu sax dañuy ragal parce que dañuy dégg ñu naan boo vacciné woo en tant que jigéen mën na la teree nga am doom di dégg yeneen rumeur yu bëri loolu lan nga siy xalaat. mais li ma ci xalaat mooy wax day am firnde ñiy wax loolu ban preuve ban firnde lañ teg seen loxo ba ne ku vacciné wu di jigéen doo am doom xam nga kooku seen xalaat naaj ci rek ñu wax ko wala daal di bañ a contre nguur te loolu sax xam naa contre nguur loo ko tontu contre bu fekkee ne musiba bu mel nii taxaw na da nga war a fàtte affaire politique pour vraiment ñu boole suñu doole pour xeex li nga xam ne mooy mbas mi mais loolu man awma ci benn firnde ñi koy wax amuñ ci benn firnde biñ ci am mooy koo xam ne pikiiru nga même bu piqûre bi bu la mënul aar totalement ñoom wax nañ la piqûre bi ne la aar ak 98% à 75% mais scientifique yi wax nañ ko. donc du la aar totalement su ko defee boo piqûroo mun nga ci sax feebar mun nga jot virus bi mais li ñuy prouver médicalement mooy même bu boobaa ki nga xam ne moom piqûru na moo ëpp chance génn ci ki nga xam ne piqûrul. loolu moom lañ teg ci suñu loxo moom lañ xam scientifiquement et médicalement. donc moo tax ñuy wax daal ne ñëpp dem piqûre di daal moo gën leneen li ñu ciy wax yëpp teguñ ko fenn dañuy wax rek Sénégal moom bu doon wax rek moo koy defar ñooy doon première puissance mondiale. merci maître. li aji wax dafa am lu ma ciy dolli parce que si xel ñaar boobu ñuy xel ñaar li nga xamante ni mooy piqûre bi parce que bu njëkk dañoo gisoon benn feebar benn vaccin mais feebar bi 1000 vaccin la. dëkk bu nekk yaa ngi defar sa vaccin. loolu nan nga ko gisee parce que bu njëkk bu nit ñi amoon benn feebar rek amul xalaat da ngay dem rek daal di vacciné wu daal di ñëw toog mais feebar bi 1000 vaccin moo ci am. waaw xam nga bu njëkk ba bu feebar amee ñu koy utal vaccin du àddina bi yëpp ñooy boole seen doole ak seen alal pour ut vaccin. waaw dafay am ñoo xam ne ñoo ciy spécialisé wu di ut ay moyens pour def dina def sax ay ati at pour ñu trouver vaccin bi boobu dafa fekk ne feebar bi nga xam ne moom la ñu utal vaccin lëmbalewul àddina bi yëpp. mais feebar bi di Covid dafa lëmbe àddina bi yëpp ba nga xam ne ñëpp ñoo boole seen doole seen xam-xam seen alal pour ut vaccin. bi ñu koy ut aussi pays yi nga xam ne dañ am doole ku ci nekk da nga mobiliser say experts say médecins sa alal pour ut vaccin bi su ko def boo looloo tax ñu trouver ndoo plusieurs vaccins à la fois Pfizer am Moderna am extra et tout ça mais. vaccin bu amee aussi kenn du ko utiliser noonu dañ koy tester am organisation mondiale de la santé aussi moo koy valider donc vaccin yi bëri na mais homologué nañ ko vaccin yi fi nekk yëpp ki nga xam ne moom sur le plan mondial mooy homologué vaccin daf ko homologué amul benn vaccin bu ñu sañ vacciner nit ci organisation mondiale de la santé daal di ko homologué vaccin yi fi am yëpp dañ ko homologué donc yow yaay sànn mooy li ñuy wax rek tànn sa bu la neex.
Sénégalais la Johnson and Johnson moo xam ne yëpp nañ ko loolu. Johnson ak Johnson moom xam naa ne moom moo gën parce que benn piqûre rek la benn dur lañ leen dut mu jeex. beneen bi ñaari dose. yeneen ci des yëpp sama ñaari maam jaraaf Youssou Ndoye moom nee na tur bee ko neex Johnson. waaw ba tey bu ko neexee. am na loolu boo ko jëlee ku am Michael xorom la Jackson. ku am xorom la. merci beaucoup maître Merci. Magnone ma bàyyi la nga daaneel ak maître ñu daal di yëkkati jotaay bi. alors maître ñu daaneel rek ak li nga xam te ni gis nañ ko démb mu ni Madiambal Diagne mi def benn communiqué ci problème am bi nga xam te ni mu doon dox moom ak le président de l'union des magistrats du Sénégal di Téliko que ni da koy envoyé ay sommation interpellative ak ay huissier mais mënut a gis fenn ki nga xam te ni moom moo nekk Téliko da koy daw yow saw jàngat par rapport ak dossier boobu noonu lan la en tant que avocat. mais man ñaar ñi nga wax yëpp samay xarit rek dama leen xam man avocat Téliko laa nekk naa avocat Madiambal ñoom ñaar ñëpp vraiment su ma sañoon duñ àgg foofu su ma sañoon daal xam nga Sénégal bu njëkk ba maa ngi rappelé boobu jeune avocat la Ablaye Wade porté plainte Bara Diouf. ok parce que Bara était au soleil doon def éditorial et tout daal di ko ci xaw a comme li ñuy wax rek diffamation. mais bi ñu ñëwee ay nit ay mag ñoo dox seen diggante ba bi ñu ñëwee tribunal dañoo joxante loxo juboo daal di ne bàyyi nañ procédure bi. ñu def li ñuy wax conciliation. donc am na problème yoo xam ne bu amee ci réew mi. nit ñi dañ ci war a dox jàmm. mais fii dama seetlu ne. nit ñi dañ bëgg nit ak nit jote man ak yow ñu jotee. ku nekk bind ci loo xam ne dafay gën a xam taal bi ah surtout yéen journalistes yenn temps yi ngeen bind seen titre yooyu ah pour pour jaay seen journal yoo xaw ma lool mais du ñu dox jàmm jamais man su ma sañoon ku mel ni diggante Téliko ak Madiambal Diagne nit ñi nga xam ne c'est des bonnes volontés ni ñu koy waxee ci tubaab ñu dox ci jàmm parce que franchement li ñuy jotee aussi du loo xam ne c'est tellement grave Téliko je crois que nit aussi mën na bind def erreur. mais da ngay taxaw ne man reconnaître naa li ma bind j'étais mal informé extra. ki nga xam ne aussi moom moo porté plainte mun na dem daan nañ ko mu dem wuti ji autorisation pour poursuivre ki nga xam ne xam nga loolu mooy ministre bi jox ko ko waaw mooy xam bu taal mooy li may wax yaa ngi xam fi mu nekk nii sa question yi mu nga xam yaa ngi wax bon loolu laa wax. ministre bi moo ko jox. waaw xam naa loolu xam naa ne ministre bi boo ko jox dama de nañ bàyyi affaire u camp. ok nañuy jiital réew mi mais bu dara amee rek nga gis kii faral kii faral keneen kii xam lu fii kii xam lu fee duñ ci génn jamais on a des priorités Sénégal dañu nekk ci situation boo xam ne dafa garaaw muy Sénégal di fi ñu féete nii dans la sous-région dafa am lu ñuy wax terrorisme am djihadisme am feebar yoo xam ne tey boo ñu mun a mobiliser nit ñi nun des patriotes pour ñu xeex loolu que di xeexante ci suñu biir di ay guerre ay positionnement personnel bàyyi réew mi ak intérêt askan bi nga xam ne moo fal nit ñi aussi nekk opposition ne askan bee tax ñuy wax bu fekkee ne loolu rek moo leen boole dañ attaqué li nga xam ne mooy priorité bi mais bàyyi xeex yu ndaw yi guerre yi nga xam ne daf ñu tardeel. say gaañ lañ vraiment wax nga ak ñoom say comme que say xarit la ñoom ñaar ñëpp. man wax naa dox ñoom nga ci jàmm quoi. wax naa ñoom dox naa ci jàmm ñoom xam nañ ko. d'accord man nag foo ma fekk nag. bu ko nit ñi wax ni bon du ma ko wax publiquement mais ñi ma xam yëpp xam nañ ne doxkati jàmm la te lu xew loo xam ne am naa ci devoir pour dox ci jàmm naa ci dox ci jàmm naa ci xar sama tànk tooy dox ci jàmm parce que man Sénégal rek ma ñor. dara médiateur de la nation. bu la neexee. merci beaucoup sa kàddu gi mu jëlal lay doon. dara lu leen di gërëm ndax invité bi. ni ngeen ma invité fii ma fekk leen fii. émission bi aussi neex na ma lool. maa la doon wax léegi seen télévision digitale bi c'est l'avenir de la télévision. je crois que vous prenez le pas sur les télévisions naka lañ koy tuddee yeneen télévision yi nu ñu tudd bii digital la benn la. classique. télévision classique. je vous encourage et puis vous êtes très bien installé. vraiment je vous félicite et je vous encourage. merci. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekk maître Ousmane Seye nekk avocat nekkoon tey jii suñu gan ci bët set Mouhamed Ndoye ñu doon am mbégte gu mag a mag di ànd ak yéen ci waxtaan wi donc di la jox dig daje demain incha allah ak beneen gan. ayca merci beaucoup Magnone Aidara merci beaucoup maître ci jaar bi nga fi jaar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci waxtaan wi amoon na solo di jaajëfal képp koo xamante ne nii tamit yaa ngi ànd ak ñun ci suñu plateforme digitale yëpp muy Facebook bi Instagram Twitter TikTok ak li nga xam ne moom mooy Snapchat
ñi ànd ak ñun ci Seneweb rajo maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk kal ko rek ci fële www.seneweb.com yéen tamit jaajëfal naa leen léegi damay ànd ak Aliou Ba ñu dem xooli ji li nga xam ne moom mooy anniversaire du jour yi buñ ci noppee daal di def VAR daal di ñëw nag yëkkati jotaay bi kii nag moom lii sama anniversaire la moom sama doom ji Aïcha maa ngi lay wax joyeux anniversaire nangul ma bokkul ak yéen de bokkul ak doom yu dëgër bopp yooyu kii doom ju ma nangul la doom ju ma déggal doom ji woy sama waaw yàlla na yàlla musal ci bët cat làmmiñ ak pexe noonu ak seytaane yàlla bàyyi la ak yaay booy ba ci kanam ak kanam papa yàlla xare ko àjjana ci lépp lu mu bëggoon nga aw yàlla nga ci sax lépp lu nekkoon ay tereem yàlla nga ko bàyyi yàlla na la seytaane bàyyeeg sa yaay ba li nga ko yéene yëpp nga def ko borom kër ñëw ànd ak wërsëg ak njaboot gu barkeel souhaité leen ko joyeux anniversaire Aïssa Rasoul sama doom ji. joyeux anniversaire à toi Aïcha. seeni bët kii xale yu man de yéene naa ko sanu de macha allah loolu bi li nga bëgg yàgg dëngal xam nga ñun Aïcha nag macha allah moom mooy loolu joyeux anniversaire à toi Thomas longue vie comme ni ko Ahmed waxee rek beaucoup de bonheur prospérité et réussite totale ci lépp loo somb incha allah. macha allah xam naa ni moom boo amee ku mel ni sanu jël ko moom mooy gën a jël am jëkkër ju baax borom kër bu baax di la ñaanal jàmm sutura xéewal lépp looy yootu yàlla nga ko jot te mu doon ngëneel ci amiin waay merci beaucoup ñu dem ci beneen anniversaire bi xorom moom lu ñëw mu xorom ci xorom na sax ci anniversaire u tey ji xorom kii Richna si ko souhaité un joyeux anniversaire sama xarit bu xamante ni ca Dakaractu la ñu xamante ba jaar des TV